Juste rappeler rek aux internautes qui nous suivent un peu partout suñu page Facebook Sénégal 7 wala sa si YouTube bi numéro bi dinañ leen ko jox léegi par rapport ak appel yi boo leen bëggee rek participer si waxtaan bi léegi rek technicien yi dina ma transmettre numéro bi après ma jox leen ko Abdou Karim ñu wax aussi par rapport ak ceeb bi ba tey da ngay gis ne ceeb bi état bu Sénégal zone yu mu ko yóbbu moo nekk dans les zones rurales te boo déggee ñu ne zone rurale foofu la baykat yi nekk. mu mel ni comme dafa am benn paradoxe bu si nekk par rapport à ça baykat yi ñoom ñooy bay lu ñuy dundee te ñoom fu mu toll nii ñoom la ñuy jox ndimbal pour ñu lekk mu mel ni comme politique de l' agriculture fii suñu réew dafa échec. mais yow mais politique ban moo dox si fii Sénégal. santé bi éducation bi xoolal école primaire yi école publique yi yoo xale yi gën a doy waar xale yi dañ leen tëj ndox amuñu ndox robinet dañ ko tëj assujettes dañ koy coupé parce que état fayu ko. boo fekk na président mi ngi ràccal Mansour Faye pour benn mu gagné ay milliards mi ngi ràccal Diop si pour mu gagné ay milliards benn nit taxaw ñu jiñ ko 94 milliards nga gis école yoo xam ne xale yi amuñu ndox bu ñu raxasoo bu ñu jógee ci toilette wala ndox bu ñu naan benn nit taxaw yor ñu ngay jiñ 40 milliards nga régler marché nit benn nit ay 6 milliards 7 milliards pour benn nit ci dilu nit ñu xiif nga gis benn poste de santé boo xam ne day wasin du am complexe ñu war a am par exemple 3000 policiers ñu war a am 7000 policiers wala 8000 policiers wala ñu am 3000 policiers wala 4000 policiers c'est-à-dire loolu laa lay wax quoi ñu war a am tant de gendarme amuñu ko seen salaire doy c'est-à-dire yooyu laa lay wax quoi médecins yi même chose hôpitaux yi même chose c'est-à-dire xoola politique xoola ñoom seen politique dafa échec ci angle yëpp te loolu du Macky Sall kese de c'est depuis 1960 Sénégalais yi ñoo war a taxawaat xoola ñoom seen jëm bopp taxaw saytu xool réew mi xool ñi ñuy fal. d'accord xaaral ma jox internet ci numéro yi nga xam ne mun nañu see jot ngir ñu mën a rek bokk si waxtaan yi c'est le 883 41 83 883 41 83 77 883 41 83 77 883 41 83 Abdou Karim ñu xuus ba tey si waxtaan bi par rapport à Covid 19 bi nga xam ne ak tamit rek njeexital yu mu am si dundu askan bi ñuy dëgmal weeru koor te ñu gis ne mesures yi nga xam ne président de la république jëloon na ko ngir rek mun a rek fàggandiku si wàllu mbumbaay beeg tàncoloo beeg yooyu nga xam ne dañ koy nemmeeku si yëm réew par rapport ak xeex lii di maladie bi jàkk yi bokkoon ñu bokk ci tey ñu dëgmal weeru koor est-ce que yow da nga bokk si ñi nga xam ne ulema yi wala sax ñenn si askan bi di wax ne fu mu toll nii jot nañu ubbiwaat jàkk yi. mais bien sûr. loo teg ko fan. ministère tëj nañ ko pourtant effectivement fay liggéeyee de ministère demal nga xool dañuy teg benn gendarme ci bunt bi wala ñaari jox ko thermoflash mu yor gel antiseptique boo ñëw di dugg ñu contrôler la teg la xool sa température jox la gel antiseptique nga raxasu jox la masque nga muur dugg liggéey. président keroog 4 avril mais dafa def prise d'arme ne day symboliser jour bi dajale gendarmerie yi armée bi une petite benn nombre bu ndaw ñu taxaw di défilé foofu biir palais ne day symboliser date bi te loolu mbiru àdduna kese la demal ci yeneen dëkk yi demal Indonésie demal ba ci Mali gii nii mais ñi ñaa ngi julli ci jàkka yi jël ay mesures d'accompagnement. mais Arabie Saoudite ñoom dañoo tëj seen ay. Arabie Saoudite tëjuñ jàkka yi de ñoom aj bi lañu arrêté te Arabie Saoudite c'est normal 6 millions de personnes ñoo fay dem par an. c'est normal feer bu mel ni bu fa duggee Sénégal du Arabie Saoudite. mais est-ce que ñu. xam nga la moo gën a grave ñu ne Arabie Saoudite rek ñu ne kon Arabie Saoudite def na lii rek ni ko ñëpp def. ne attends Mauritanie aussi tëj leen seen jàkka yi. ñu gis ne carrément ñoom fu mu toll nii depuis avant-hier ñu ngi ci 0 cas. Mauritanie xoola coow lu bari la indi ñu naan Mauritanie tëj na seen jàkka yi Mauritanie am na parti boo xam ne man xam naa ay nit yu fa nekk tëj ñu seen jàkka yi. d'accord xam nga ci wàllu liggéey bi. ñu ngi koy bëggee baax a baax di rafetlu contribution c'est-à-dire ci wàllu liggéey bi. ñun li tax ñuy ibbi jàkka yi dafa am ñu bëri ñoo xam comprendre ñu ko non parce que Sénégal li gën a taaral Sénégal dafa am ay imam yoo xamante ni du imam yëpp nag entre guillemets ñoo xam ne ñoom Macky Sall lañ fi nekkal. président bi su soxlaa dara ci diine bi ñoom lay woo parce que ñoom au fait président moo leen yor te ñoom ay salaire ñoom la ñuy jox boo xam ay wàllu diine lu ñuy dox ñoom ñooy dem niveau international ñoom nag dañuy dem ba état dafa ñuy takk buum ci baat ba contexte yu mel ni su ñëwee ñu dem jëlee yeneen aaya teg ko ci contexte yoo xam ne bokkul ak contexte yi nii problème yu mel ni su ñëwee laa bëggoon wax c'est-à-dire loolu moo tax tey ñu am ay jafe-jafe te loolu ci angle yëpp la ci wàllu activisme yi activiste ci wàllu lépp dafa am ñoo xam ni ñoom dañuy dundee état dañ koy dundee léegi nag yow ku lay jox ku la ëmb sa sangal ëmb sa kersa te réew mi boo xoolee Sénégal nu mu mel ak contribuable mooy lan ñu wax la contribuable mooy mel ni rek damay natt ngay natt ñu ñëpp ñu natt pour réew mi mucc ayib ñu jox ko benn nit mu jël ko di ko séddale ay quelques nit xaalis boobu dafa sax baaxul
léegi nag li waa ji wax ci wàllu yërmande gis nga yërmande yàlla bu ma daree nattu xeet yërmande la fay dindi yërmande mooy ñàkk yërmande mooy nga taxaw gis sa askan nekk sonn trop xiif nga teg nga denc 8 milliards caisse noire nga ne 50 millions nga ci jël pour def ko ci kii bi ci xeexu Covid 19 bi ñàkk yërmande mooy nga sàcc 94 milliards ñëpp di ko coow nga ñëw ne joxe nga 1 milliard di ñaawalaate ñàkk yërmande mooy nga nekk imam yow nga ni imam nga xam ni alxuraan kenn du ko foowee nga xam li yàlla wax ci suratul Luqman nga xam li yàlla wax ci naafiq kuy tricher ku jàpp ay di foowee nga xam li yàlla wax ci borom xam-xam boo xam ne day foowee xam-xamam wala day jël xam-xamam di nga jël ko loolu mooy ñàkk yërmande nga dem lëkkaloog état bi nga xamante ne ni Macky Sall du moom boo dee nit ku dëggu rek yow waroo ànd ak moom ci wàllu diine parce que dafa wax carrément ne moom gouvernement bi yoonam nekkul ci diine keroog wax na ko ci Korité bi fii ñëpp gis ko. mais on a un état laïque. mais la laïcité c'est quoi au fait c'est quoi la laïcité quand je te parle de religion moi je te parle que chrétiens yi ci lañ bokk de. ñoom tamit nax nañ leen ba tëj seen église yi nax nañ leen ba tëj seen église yi d'accord rangé wu neen ci état lu mu wax donc muy mais ñoom loolu mais ñoom discipline bi la leen wooyee non arrête xoolal non bul dugg foofu non bul wax déedéet bul wax loolu c'est-à-dire xam nga la religion christianisme ak islam bokkuñu suñu prière bokkul ñun on fait la prière 5 fois par jour fajar dañuy jug digg bëccëg bi ñu jug takkusaan ñu jug timis ñu jug gée ñu jug ñun bokkul prière yi bokkul quoi par juste respect pour wax la ne la dañoo bokkul léegi nag erreur la quoi naan ñi ñoo gën a discipliné loolu kenn du ko wax comprendre nga loolu du yoon ñu koy wax discipline ma nga nekk ca yàlla man li ma gëm ko mooy suñu njiit yi dañoo nax chrétiens yi nax musulmans yi fexe ba dindi diine ci lépp loo xam ne day doxal Sénégal laïcité dama koy wax chaque fois expliqué naa ko l'autre jour maa ngi ko expliqué ci benn télévision de la place ma ni laïcité bokk si ñi nga xam ne dañuy wax dañuy am des pensées poussées xalaat yu poussées par rapport ak maladie bi ñuy wax ne sax coronavirus bi satanisme da see làqu loolu amul parce que da ngay gis ne carrément sa diine fu mu toll nii kenn waxatu ko. xam nga satanisme fan la commencé. ci la révolution française ba ñu ñëwee rey buur bi dàq prêtre bi ne léegi dindi séparer pouvoir spirituel ak temporel. foofu la satan commencé ñi ñëw teg laïcité. définition laïcité ñii dañuy wax mais xamuñu ko. la laïcité c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion mooy diine yi ñu amul diine ñun ñuy dund laïcité tubaab bi impose ñu laïcité demal ci constitution Sénégal nga xool ndax di nga gis du méngoog diine demal nga xool code de la famille au Sénégal 74 articles benn méngoowu ci ak diine. parce que da ngay gis ne sax kii nu tuddee sax njàngum alxuraan bi njàngum diine. moom laa lay wax da ngay gis état bu Sénégal moom si ministère de la culture la ko rangé. mais dafa doy waar c'est-à-dire moom sax xam lu grave si loolu c'est-à-dire est-ce que c'est-à-dire xam nga tey système mu Sénégal ni muy doxee da ngay gis oustaz boo xam day dem jàngi Égypte jàng journalisme wala mu jàng comme ñi yeneen journalistes yi di jàng fii mais su ñëwee fii du mujj am liggéey parce que système bi boolewuñ ci ñuy jàng loolu ñu jàng arab léegi alxuraan bi mu jàng la utiliser nekk oustaz léegi loolu moo koy tënk ba léegi moom bu moytuwulee après bu dëgguwul tuuti rek day mujj topp état bi di daw loolu moo tax ngay gis ñëpp ci bëri étape da leen yeewu dañuy créer ay association des oulémas yi après nekk te pour xoolal si Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm mais journalisme la jàng en arabe te dafa évoluer si loolu comprendre système bi xam naka lay teg ay privé boppam c'est-à-dire loolu nag moo dal ñu bari ñoo xam ne ñoom loolu moo leen dal ba tey diine bi ñoom pour ñoom dañ koy monnayer loolu moo tax tey ñuy taxaw di am fitu 95% de musulmans ñu tëj jàkka yi te mën jël ay mesures yu wóor yoo xam nit ñi mën nañ julli ji te kenn du feebar parce que feebar bi li koy waale nit ñi wax nañ ko mooy wax bi ticool yi mooy laalante jàkka juma mën nañ fa nekk di julli te duñu wax duñu laalante imam bi mooy wax te imam bi 1 mètre lay taxaw wala mën na taxaw sore di wax kon gisuma luy indi feebar bi foofu. d'accord sànq yaa ngi waxi système ñu gis ne carrément président de la république ba feebar bi ne duggee rek suñu réew gis ne mu wootee toutes les forces vives de la nation. politiciens yeeg mouvement yeeg lépp rek ñëpp rek ñoo xam ne rek jàpp na ne seen xalaat dina amal njëriñ askan bi. ñu gis ne carrément mu recevoir ay ñiy dippee seen bopp culture urbaine moo nekk rappeurs yeeg yooyu. mais dafa am benn polémique bu si jóg. parce que ñu bëri dañ ne ñooñu daloon laaj seen wàll par rapport à 1000 milliards de francs CFA parce que ñoom nee neen dañoo impacté ban jàngat nga am si loolu. waaw mooy li ma la wax sànq rek day revenir ci li ma la wax rek ci li imaam yi di def yenn imaam yi di dundee état bi noonu la yenn activistes yi di def di dundee état bi. ñoonu la yenn artistes yi def di dundee état bi c'est Sénégal dafa am ñoo xam ni ñoom dañuy dundee gouvernement dañuy dundee état dañuy dundee àllu askan wi lu xew rek dañ ciy profité mooy comme ni état politiciens yi ni ñuy profité ci état bi ni ñuy profité di dundee àllu askan wi loolu la rek c'est que mooy li mu la wax ne la ñàkk yërmande bi man par exemple man gis naa homme politique yi c'est normal ñu dem parce qu'ils font de la politique te ku ci demul Macky Sall da lay mettre en mal ak askan wi daan ne noo ñii Sénégal ñoru leen mais pourtant bu ñu muñoon tuuti xool rek nañ gis ne Macky Sall dina def njombe bu rëy après loolu maa ngi gis kenn ci ñoom sax ku génn ci activistes yi naan Macky Sall a trahi tout le peuple Macky Sall a toujours trahi le peuple depuis élection présidentielle
depuis 5 ans 7 ans depuis Mansour Faye tey lan la waxoon ci affaire Alioune Sall yi encore ñu jógee ci loolu xool leen ni xew yëpp ci dëkk bi donc loolu man dama ni ñoom lan lañ doon def foofu. est-ce que instant yi nii rappeurs yooyu demoon di laajte xaalis ñoom ils ont trahi le. ma ne duñu ay gor dama lay wax mu leer duñu ay gor bu ñu gëstoo xool sénégalais yi di ñu leen di séddale benn saako ceeb ñu koy këf di xëccoo war nañu am gàcce ñoom man loolu laa la wax. mais aussi tamit mun na neneen nangul ne que ñoom ils sont impactés aussi. parce que dañoo amoon ay concerts. ban concert c'est-à-dire alors écoute xool wuy ma dafa am priorité loo xam mooy priorité quoi ku ne xam nga ko mooy askan woo xam ni presque 80% de ay nit yu ñàkk lañ. boo goree tey dem nga pare ñëw nga wax nga ba ne amoon nga concert ñu daggal ci wecc di boo geesoo gis ay sa yaay sa moromu yaay ñu koy jox genn wàllu kilo ceeb ak diwlin war nga ruus loolu gàcce la quoi.